sunu dernier numéro ci semaine bi ñu ñëwaat encore ci seen émission bu mag bi ñuy wax yor soxna Caba ma ca congé ba ñu ngi koy nuyu di ko sargal di ko delloo njukkal waaye tey du ma am lu ma naqari ndax am naa beneen Caba dama andi keneen ku nuroog moom bokk ak moom ay colka te nuroog moom xellemeeg moom macha allah ñu ngi leen di nuyu di leen delloo njukkal bu baax di nuyu Jën Njoogu borom kaay di nuyu le grand Pierre di nuyu Jacques Préra di nuyu Babacar Diouf Babacar Lo ak Pape Modou Thiamas ak Katia fleur bu Thia la fleur rose et santé bonne la fleur rose rue Saint-Vincent Katia maa ngi lay nuyu bu baax di la sargal di la delloo njukkal ñëwaat nañu ci sunu émission yor ak comme d'habitude oustaz Saïd Diallo di arabisant di communicateur di oustaz di imam di borom xam-xam ñu koy faral di dalal toujours fii ci émission bi léegi miin ngeen ko ba mel ne soxna Sonia bi nga xam ne yónnee na ma benn audio di ko ci félicité oustaz Saïd maa ngi lay nuyu. Professeur Bara maa ngi lay fay nuyoo. waaye titre yooyu nga ma yende boo ko yenoon gëléem mu yës. du jóg. diis na lool. waaye ñu ngi ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu dimbali ko di ñu jàppale ci liggéey bu am solo bi ak yaakaar bi ñuy am ci di ñu dalal. yàlla bu mu yàqee ko. amiin di ñaanal directeur Cheikh Ahmed Tidiane Niass ñu ngi koy nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom. bu ñu tuddee Oustaz Assane Diouf. def naa ne yóbbaale nit ñëpp géew. wallaay di nuyu Thiamas ak Katia comme ni ñu ko waxee jóg bi maa koy sponsorisé. problème bi mooy virement yi ñëwagul. naa dañuy xaar bu ñu ñamee rek mosal leen. noonu la ñuy dem ba ci transmission. nga xam ne moo dox ci diggante RTS bi ak polyclinique. am na ay soppe yu bëri ñu ngi bàyyi xel émission bi. soxna Ajara Fall mu nga fa. mu ngi jàkkaarloog télé bi ku mel ni madame Diallo. Fatou Gueye. mi ngi toog ak doom ji Alimatu. ak sëriñ ba muy Cheikh Sadibou Diallo. di topp li nga xamante ni bii mooy émission bi noonu la ñuy dalalee sunu gan gi nga xam ne daanaka loolu ngay wax rek 6 ak 9 la daanaka bi ma yegsee dama ne kon tey daf ñu bett daal dina jamet ndekete yoo. macha allah ndekete yoo. jërëjëf oustaz Saïd ni nga ko waxee noonu la amee yan bu mu mën a doon ci àdduna rek bu la ko yàlla taawloo mu tiim la dana woyof ci yow yàlla na la taawul yan boobu ma lim léegi ak mboolem jullit mu yàlla def nga am looy gàddu di ko yanu di ko gang-gangee di ko diri mbaa nga di ko wataat mu xaw a diis ci yow yàlla na ko yàlla téyel moom mooy borom kàttan ñi ngi fiiwaat encore ak sunu beneen invité boo xam ne bii mi ngi tudd Ndeye Wade am na xam-xam am na gis-gis ci société bi am na xam-xam ci diggante sëy yi ak njaboot gi ak famille bi ak lépp loo xam ne lii laal na ci Sénégal moo tax ñu invité ko parce que suivre na sunu thème boobu ba léegi te xam nga ñiy suivre émission bi te bëgg a ñëw fii te bëri ci gis-gis ak xam-xam ak xalaat ñi ngi ñaan yàlla téléphone bi dem ba baax nga xam ne dañuy dugg interactivement ñuy bokk di participer di ñu jox seen xalaat. moo tax sax gis nga tey dañu mujj defaat encore micro trottoir rien que pour loolu Ndeye ñu ngi laa nuyu bu baax a baax di la dalal ci Walfadjri ci biir émission yor waa tonton maa ngi lay fay di nuyu waa Walfadjri kaw ba suuf di rafetlu invitation bi di la wax ni la macha allah ci thème bi nga xamante ni moom lañ indi te lépp loo xamante ni war yëkkati nañu ko fi rek buñ ko yëkkatee yàlla na ko xel yi nangu gëm ko ànd kook ñun ci daraje Cheikhul Khadim may kontaan nag ci invitation bi bu baax di nuyu Kader mi nga xamante ni moom booleeg yow sama càmmiñ di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi safoo Walfadjri di ñu seetaan jërëjëf mbir maa ngi noonu ñu ngi nuyu Kader Dia bu baax a baax ñëwoon nañ fi lundi mardi ba mercredi di leen fàttali à chaque fois thème bi nga xam ne xale bu jigéen toll ci jànq wala jeeg wala sëy yàlla def mu am doom mu xaw a wéradi jël doomam dénkaane ko ku tudd Rama Seck dëkk ca Louga bi yàlla weddee ki nekkoon fii di yaayu xale bi noppalu kële itam dafa jël ndénkaan li xëy na am na soxla Murtani xëy na day rawale xale bi xëy na waaye daal yóbbu na xale bi Murtani ba mu demet
dafa mel ne daal lu ko doon nëbb ndax dafa changé sant bi déjà kër gu mu nekk itam nijaayu xale bi nga xam ne moo desoon fii woote fa ba jox xale bi numéro téléphone dafa jëlaat numéro téléphone bi xale bi yoroon dagg ko changé numéro téléphone ba pare sax tuxu ndax am na ku ne ma nit romb na ko ci benn koñ mu taxaw muuru ba mu des bët yi mais comme moom ñoom ñaar dañoo dëkkoon kër gu nu bokk luwe mu ne dama koo xàmmee ma ne ko mu ne ma daal boo ko gisoon tey yaram wi ni mu mel loolu tax sax mu muuru waaye du lu mu gëm man nag xaw ma mais daal gis na ni day masqué wu kooku nag doon maltraité xale bi amul lu mu deful xale bi ñu ngi ñaan yàlla xale bi dana ñibbisi ci jàmm bu ñibbisee mu ñëw fii expliquer li mu doon dund à titre d'exemple rek bu ko defee bu ëllëgee ku nu dénk xale bu ndaw te yaayam a ngi dund wala dundul wala sax sañ nga ci moom ñu naan la yax yi laa la laaj na nga ko def ne sa doom la wolof dafay wax ne doomu jiitle du doom doomu jiitle du doom ñu yaakaar ne doomu jiitle day màgg di la toroxal du la dimbali du la yóbbu màkk déedéet doomu jiitle du doom mooy doomu jiitle du doom jooy guddi jooy yónni guddi 2 heures du matin du doom jooy liggéeyloo 24 heures sur 24 li nga sañ sa doom sañoo ko ci sa doomu jiitle moo tax ñuy wax doomu jiitle du doom te doomu jiitle mooy doomu ndénkaan doom joo jurul ju mën a doon rek bu nekkee sa kër am na taxawaay boo ci war a taxaw ba bu ëllëgee nga am ci ndam bu ko defee moom bu fàttalikoo di am image yu rafet ci yow bari na kuy yelwaan ci mbedd mi ku jigéen ñu ne bul ko sarax ñu ne lu tax bu amul doom nag il faut mu dem yelwaan ñu ne déedéet bu baaxee danañ ko jox doom bu ca baaxee doom jooja dana ko yor kon kun ci jox xale rek na nga am comportement boo war a mën a yor lii tax itam nit ki di sànni doomam ne na ko samay mbokk bañ a gisati ci àdduna wala nga ni rawaleel ma ko xeex góor ak jigéen dana koy waral ci divorce ak yeneen ku ne am nga ci gis-gis oustaz Saïd affaire baa ngi noonu. ñu dem régie ñëwaat wala. ñu dem régie ñëwaat wala. waaw bu la neexee ñu wax ci tuuti rek ñu doog a teg micro trottoir incha allah. di sant ci ni nga ramassé. defal ñu benn synthèse. ci ñetti bis yi nga xam ne àndoon nañ fekk Mass Mboup. borom bi ci dëkk bi. macha allah di wax rek ne doomu aadama bi saa su nekk rek. bu bëggee taxalikoo ak bu démb doon tey. day fexe teyam mu jëf ci jëfu ëllëg. waaye mu jëf ci jëfu suba. ndax ni nga bëgg sa suba mel tey nga koy liggéey. kon ki nga xam ne yàlla dogal na mu war a dugg ci buntu àdduna jóg ba ne damay sàkku ji doom war na fekk mu pare psychologiquement muy ko góor ki muy ko jigéen ki psychologie boobu bu fekkee ne nekk na au top lu leen mën a dal ci accident di ngeen mën a xam nan ngeen koy atténuer mooy ne mbir dal na la wàcc nga yoon mbir dal na la nga wëlbatiku bañ gàcce xanaa xooloo gàcce bi dox sa diggante ak sa borom moom mii li nga xam ne foo làqatu ma ngi lay gis fu lëndëm ci yow leer na ci moom lu nit ñi xamul ci yow moom xam na ko sëgëm kookee yow rusoo ko ci def loolee ngalawaay fexeel ba loolee nga bañ koo yokk mooy ne tarxis nga bul daanu jógal nga tuub jël say responsabilité doom ji demandé wul à naître yàlla dafa jaarale ci sabab ak dogalam ak match yi am ba lii am yàlla day xool nag nan ngay jëlee sa responsabilité te dañuy wax ne il n'est jamais trop tard baara pour se ressaisir mbir am na nooy delloo gannaaw jël xale bi ak yaayam ngeen ànd góorgóorlu yar ko ëllëg xale boobu nga xam ne def ngeen seen warugar ci moom tax ba ëllëg suñu borom subhanahu wa taala tabbeleel aljanna ndax dafa naan kat yéen defoon ngeen faux départ de waaye am ngeen arrivé boo xamante ne bi honorable la kon ku jigéen ki itam góor gi nu mu mën a mel lu mu sikk lu mu soxor lu mu ñàkk nangu ni doom ji moom moo ko jur ngalawaay yow xamal ne mu neex mu naqari doget la bu jóge ci yow donte moom moo def ji bi wala moom nga yaakaar ne moo def jiwu bi mais yàlla yow la jox tool bi nga xam ne ji na fa yow fexeel ba tool bi kenn du ko ruur nooy fexe ba kenn du ko ruur mooy koy booy dénkal koo wóolu ndax dañuy wax booy santaalee liggéey bul ko jox ki nga bëgg
waaye xoolal ki bëgg liggéey bi mën ko nga jox ko kon booy dénkaare doom itam baara xoolal ki ko yeyoo koo xam ne mën na koo téye am na ngor am na diine am na ragal yàlla xam na ne kat ëllëg dinañuy nettali kookee boo ko dénkee doom ji du ko sànk du ko sàkkal pexe. mais bu fekkee da ngaa bëgg sànk doom ji nag. xam nga ki bëgg sànk am na ñu koy jur ba pare rey ko. xam nga dénkaan boo xam ne bi est-ce que jubluwu ci sànkaale ko. mun na nekk parce que doomu aadama ba léeg-léeg dafay bëgg def benn mbir yàlla natt ko ci da ci bëggoon dugg génn te kenn du ko xam bi mu duggee yàlla natt ko ci mu bañ a bàyyi trace ñàkk bëgg bàyyi trace boobu moom mooy waral lépp luy trace da koy effacer mun na ko def ci mbuus laq muur ba mu des bopp bi mu bàyyi topp guddi gi dem foo xam ne kooku boo ko joxee dina fexe ba biccee ci njëriñ. dans l'anonymat moom dina fexe ba kooku ëllëg mu xam ne xale bi mun na ko jëriñ si dooleem ci kàttanam ci yaramam ci nekk gi muy nekk ci biir këram rek mun na nekk source de revenu boo xam ne moom lay yalwaane moom lay jaay muy jaay boppam wala yeneen yu ñuy demee nga xam ne kooku moom na ko yàllax rek kooku fu mu ko yóbbu baax na ko rey na ko def leneen ngir lan trace bañ a des ci diggante ngir ëllëg mu bañ a am woy woo xamante ne bii dafay këpp gaal te ñu koy woy ci biir dëkk bi wallahi macha allah oustaz Saïd a ngi noonu Ndeye Wade déglu nga li nu jot a waxagu nag léegi te déglu nga thème bi aussi déglu naa thème bi tonton Baara kon oustaz li mu wax maanaam dénkaane dafa foor maanaam kii jur doomam ëmb ko ak amam bu mu ko mën a amee ndax li nga wax léegi rek nit mun naa jur ba pare ëmb rey nit mun naa jur ba pare def naka sa dul noonu waaye xëy na bañ rey ak bañ lu ñaaw moo waral mu jël xaritam am ci moom confiance dénk ko doomam pour ëllëg mu mun ko koo yaral ndax li ñuy wax naan mbir dina am mais mbir moo gis mbir a ko waral te li ñuy wax naan ñu bëri ñu ngi jur di sànni wala ñu bëri ñu ngi jur di rey cause bi ci biir li koy waral nëbb bi li koy waral oustaz li koy waral mooy léegi nga sekk ko koo xamante ni boo waxee àddina tukki nga ne naa nëbb léegi tamit nga def loo xamante ni dangaa nekk ci buumu sëy di sëy di def naka sudul noonu ba ëmb fekk la ci boo réglé woon toog fi nga waroon toog yaakaar naa ni doo war fas war mbaam ba ëmb di ci sosu ba doom ji ci juddu nga jël doom jooju di ko saakal fexe ba nga koy faagaagal néegoo koo rey nga ni naa ko dénk mu sori ma mais ki nga koy dénkoo ko pour mu rey ko de parce que soo ko doon dénk pour mu rey ko da nga koy rey parce que ñu bëri ñu ngi fiy jël doom ci sànni ba nga xamante ni wasin des na nga gas ba mu xóot accouché fa pare suul yaakaar da ngay rëcc te doo rëcc parce que borom bët bu rëy bi kenn mënu koo nëbb ndax doomu aadama ngay nëbb mais du borom bët bu rëy bi man li may wax mooy ki ñu dénk mu rawale narul jub ndax ki dénk avant muy génn àddina di ko dénk waxtaan naag moom ay kàddu yu wóor ndax ki jur doo xale bi wax na ko xamal na ko moom dafa bàyyi ba mu won ko ginnaaw mu bëgg a changer beneen méthode am leneen nu mu dundee xale bi kon bu dundoon du doxalee nii kon mbiree ngi ci biir kon li ci biir mooy femme bi jub taxu koo jub defar xale bi taxu koo jub moo waral mu yóbbu ko dëkk ak dëkk pour def ak moom naka sa dul noonu kon suñ ko toppee ba mu sës mbir mi dina leer man sama xalaat bu gàtt mooy buñ ko toppee ba mu sës mbir mi dina leer mais yaayam joxu ko pour na ko def loolu bon wala na ko rey ndax bu doon rey rek xam na moom fi mu ëmbee ak fi mu ko war a reyee kon daal bañ di dénk say mbokk day am lu muy nëbb daal am na lu muy nëbb ci biir ndax xale bi kan mooy papaam xamuñu kan mooy papaam de ak ki ko teg loolu ba mu tax mu nëbb ko xamuñu kan mooy papaam parce que bu ko amoon ci sëy yaakaar naa du ko nëbb ustaas bu ko amoon ci sëy wala mu am ko ci loo xamante ni mën na ko am sax ci sëy bu yàlla weddee sëy ba waaw am na ñoo xam ne dañu naan góor mësuma sëy wala mësuma am doom bu nu sëy bi duggisee nag ñu jël lanu jotoon a am nëbb ko
mais man doom jooju sax bu dikkee bëgg leen a gis. dañ koy jox rendez-vous ca gare routière ba. waxanteeg moom daw dellu siwaat ci seenu sëy ndax bëgguñu ku leen màggatal bëgguñu ne moom de ndekete jot naa am benn doom. mais loolu du sagu jigéen. sagu jigéen mooy doom ji nga ëmb juróom-ñeenti weer benn bis ñëw jooju doom mu war laa teral ëllëg yar ko yar boo xamante ni waroo ko nëbb même doom papaam bu la doon maltraité di la def lu bon mais doom jooju yow yaa ko ëmb jur ko te kii teral nit yàlla rek moo ko xam. te ki ngay bedd di ko sànni di ko nëbb amaan na kooku moo yar sa yërmande. mais est-ce que jigéen du toog ba mu yàgg mu ne kër gii li ma fi daj ak lin ma fi wan ak lin ma ñàkk a dimbalee sama doom duma leen ko bàyyee may dund may dee jox ko ca àll ba ku ma xamul sax ma gënal di leen ko bàyyee ndax mérité wuñ ko d'abord waaye xam naa ne nin ma def lan koy def. déedéet nit sëy na ci kër ñu takk fa lu metti mu am fa ay doom won ginnaaw bàyyi fa ay doomam ëllëg doom yooyu teral ko tey loolu du wax. jigéen bàyyee ko waa kër bàyyee ko waa kër ga. parce que am na nooy demee amoo foo ànd ak say doom di ko dem te bu boobaa taxawaalu ngay def ñu dëkkal la foo dëkkul seeni doom la sa da nga sëy foofu am fa ay njaboot divorcé nga bàyyi fa ay doom bu dee mënoo leen a yóbbu amoo responsable yoo leen jëlee amoo doole boo leen jëlee bàyyi la fa bàyyi leen ak yàlla waaye du tax nga yàllax leen di leen joxe. parce que xamoo ñooñu ëllëg nan la ñuy jariñ ci yow. parce que doomi nawle la. responsable bi borom bi teg ci yow. mooy yaral diine. teg leen ci yoonu jub. ñooñu teg leen ci yoonu jub oustaz. macha allah nit soo ko tegee ci yoonu jub yoonu diine rek du la jaaxal. jërëjëf. waaw rafet na Ndeye Wade ñu dem déglu sunu benn micro trottoir rek dellu siwaat ci après micro trottoir bi émission bi continuer incha allah. je me dis que ni affaire bi ci parents yi la le fait que ñu bàyyi seen doom yi bañ leen di wër loolu noonu ci seen faute yi la nit ki soo amee doom ak papaam je préfère que nga wax ko moo gën nga di ko nëbb. foog naa ne li nga xamante ne lu doy waar la ndaxte nga jur sa doom xamoo ci lu mu nekk nga bàyyi ba tey jii ni mu màgg imagineel nga am doom bu góor am doom bu jigéen ba ñu war a xëy dajante ci mbedd ba bëggante war a takkante. loolu noonu lu doy waar la. boo amee doom da nga kaa war a surveiller toppatoo ko ba mu xam ne carrément que ni yow yaay papaam. yaakaar naa ne boo juree doom war nga ko toppatoo war nga lijjanti fu mu nekk. manque de responsabilité daal laa yaakaar na mooy waral loolu daal. loolu moom dina jur conséquence bu bëri parce que nit ki boo ko xasee ba sëy ak moom boo leen xasee ba am doom. franchement loolu doom boobu noonu yéen ñaar ñëpp ko moom. ndaxte defe naa ne boo takkee sa soxna. même bu ngeen divorcé wee war ngaa surveiller say doom war ngaa am si ñoom contrôle war nga leen toppatoo parce que doone ne wàcc nga yaay ji rek war ngaa bàyyi say doom ndaxte njaboot doom jooju noonu tey jii ni nga wàcc yow yaa ko jur ndax xamoo la mën a réserver ëllëg. yàlla daf ko jaarale ci yow nga jur ko kon boo ko jurulee lépp nga xamante ne waree fam la da nga ko war a toppatoo. loolu lépp bu amulee nag ba mu màgg di la wër loolu day wane ne kon quelque part parents yi dañu daw seen responsabilité. loolu moom defet la si parents yi quoi parce que parent boo dee ba jël sa doom war nga mën a topp ay carrière am quoi parce que aussi boo toppul carrière am bu màggee tamit day répercuté si moom day métti si moom quoi day màgg naan an sama papa. te loolu baaxul si doom ji quoi mën na yàq jàngam mën na perturber vie am te loolu amul solo. loolu moom dina jur conséquence bu bëri parce que nit ki boo ko xasee ba sëy ak moom boo leen xasee ba am doom. franchement loolu doom boobu noonu yéen ñaar ñëpp ko moom sa doom la donc boo fasee sa jabar waroo fase sa doom parce que doom sa alal la je peux dire que ni doom sa alal la. en tout cas li ma mën a wax mooy que ni loolu bëri na ci dëkk bi lool bëri na fi mais tamit nañu jéem a régler situation yi gën a waxtaan ak seen i njaboot parce que tey jii nii nëppal yi ci famille yi bëri na trop sax bëri na. waa ñaari côté yëpp dara waru ci ndax sëy dëgg la sëy dagan na waaye fase yi tamit dagan na gannaaw bu ñu ko sibee bu yàlla defee nga nekk ak say soxna ba ngeen tàggoo yàlla may leen njaboot tàggoo bu ngeen tàggoo waru tax nga bañ a toppatoo sa njaboot ku jigéen ki tamit léeg-léeg day téye xale yi bañ ñu dem gis seen i papa bañ gis pour di mettital seen i jëkkëram léeg-léeg aussi day nekk moyen de chantage wala moyen de pression pour nga xamante ne léegi jëkkër ji day mën a dellusi si ñoom mais l'un dans l'autre ñaar yëpp ay jafe-jafe lay indi defe naa bu ñu tàggoowee war nañu mun a continuer
nekk càmmiñ ak jigéen nga xamante ne xale yi seen éducation du ci pâtir daal. mbir maa ngi noonu jërëjëf Ibou Guèye ak soxna soosu nga àndaloon defal nu trottoir Fatima Correa très bien Fatima Correa waaw Kumba jërëjëf Mass Mboup mbir maa ngi noonu oustaz dégg nga réaction yi nga xam ne population bi aussi wax nañ ci seen xalaat voilà alhamdulilah ma damay rebondir rek ci kii wax ne fuite de responsabilité la mooy doomu aadama bi ñu mettre ko devant ses faits mu dellu gannaaw olof dañuy wax ne doomu aadama lu mu sombi ne ko naan ndax ba ngay def kenn forcé wu la bu dee forcé nañ la itam amuloo kàddu lii am na ba pare léegi nan ngay fexe ba li tasaaroo noo koy dajalee dem rootiwaat doo fa nekk di an mbàq waaye da ngay rootiwaat yow jigéen ji yàlla dogal na koo xam ne mënu la takk mooy araam na la yegg na ci yow moo xam nu mu mun a doon inceste la ak moo xam xamal ne nattu la bu la yàlla teg bu boo bonoon di nga ko defi fu sori bu fekkoon ne lu bon kese moo la yëkkati di nga seeti keneen teggi ñii waaye yàlla moo la nattu nga am koo xam ne jege na la waroon la défendre waroon la protéger mu xëy teg la coono goo xam ne saa yoo xoolee xale bi day mel ni sa butit ngay xool xamal ne yàlla moo la ko teg gisal gaa yu baax waxtaan ak ñoom ne man kat lii dal na ma sama pap sama nijaay sama mag sama rak sama koo xam ne dañ ko indi woon kër ga mu yarluwaan moo ma teg lii bu fekkee nekk ni ci étape boo xam ne gis nañ ne kat war nañu mën a dindi ëmb bi ñu dindi ko ndax charia day wax ne bu fekkee ne eggagul 4 mois jëm kaw mun nañu dindi ëmb bi. yaa ngi ci avortement médicalisé alors. waaw avortement yi médicalisé ndax axaafu dara rëy ni la ñuy def. mooy ne gis nañ ne kat mun nañ interrompre grossesse bi ndax gàcce gu gàtt moo gën gu gudd. te buñ ko dindee du indi. beneen gàcce wala risque bakkanu yaay. xam nga boo fekkee ne yow way jur wi la jur. moom mooy sa baayu doom. imagine loolu kër googu nan la war a mel. mais loolu ça reste à prouver. ah ça reste à prouver. xam nga bu fekkee doomu aadama bi ki yegg ci moom baay ji kese la. waaw déet mën naa am def na ko ñu bëri. bëgg koo dindi. tax mu ne baay ji la wala nijaay ji la. non ñun dañuy wax ci cas bu précis. baay bi moo def. waaw baay bi moo yegg ci moom. waaw ndax traité nañ cas yu mel nii du benn du ñaar. waaw ba dañ jël si position ne baay bi moom moo ko def. waaw baay bi moo ko jël. comme cas bi mu doon traité ci benn télé yàgg na. waaw baay bi su yaay ji voyagé rek. mu jël doom ji. ñu ne ko lan moo tax ngay yegg ci doom ji mooy saa yu daagoo damay gis ndeyam. waaw wéet nañu mu di ko def ba xale bi daal di ëmb. baay ji moo wax loolu. baay ji moo wax loolu. ne man su ma gisee mu daago rek ndeyam laay gis. ca daggin ba ca dox ba ci feem ya. ak loolee moo tax mënuma koo muñ nga xam ne feebar mi ngi fépp. léegi bu loolu amee. loolu nun ko def moom. dafay tëdd ak moom. léegi nag xale daf caa judd. xale daf ci judd. nun def léegi dañ ko. xale dafa mujjee màgg parce que dépassé na fu ñu ko war a mun a interrompre. waaw. xale bi dafa mujjee judd. waaw léegi nag ñuy laaj ban solution lay def dafay génn kër ga dafay gàddaay wala day jël xale bi jox ko ci pépinière yi. wala nan lay def. sujet bi noonu lañ ko doon traité. bu doon mbir mu sensible boo xam ne. doy na waar mais daal li ma bëgg a wax mooy nit ñi nañ jël seen ay responsabilité baay boobu nga xam ne wàcc na àndam ba mel ni nga xamante ne bii su ma radadnaahu asfala saafiliin doom joo xam ne boo ko xoolee sa yaram warul def lu dul daw. nga am ñeewante. bëggeel cofeel war ko aar yow nga ñëw di xalaat lu mel noonu wax mala nga koy jëf. baay boobu mala moo ko tane. Seyd bu dee doomu sëy la judd normal itam jigéen divorcé wóoluwul boppam ci doomam mais sañ na koo dénkaane aussi. xam nga doomu aadama bi mun na wóolu mun na bañ a wóolu boppam. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Amina. bi mu jëlee yonent bi alayhi salaatu salaam. amul problème. mais gis na ko mu wóolu. joxe ko ñu yóbbu ko ca dëkk ba jàngal ko mu xam boppam ni nampalee ko fa si seen aada la woon. mais nit ki mun na nekk ci feebar. mais am na canaux yoo xam ne boo ci jaaree si la sa doom di gën a nekk ci sécurité.
pépinière yaa ngi fi. am na ay yoo xam ne ay jullit ñoo ko def. yoo xam ne ay chrétien ñoo ko def. yow demal foofu wala ki ngay dénki nga am ay mbokk yoo xam ne xam nañ ki ngay dénk nga ñu mën a def benn suivi ci ka nga xamante ne bii dénk nga ko. waaye jël rek dénk koo wóolu moom mu war la léegi. jafe-jafe yi rek ngay daal di am ci li nga xam ne mooy mbir mi. jërëjëf parents yi daal nañ jël seen ay responsabilité ki nga xam ne moom la mbir mi daal atam jël ay responsabilité ak lu mu métti métti mu xam ne il n'est pas le seul responsable waaye responsable partagé la ak ka nga xam ne séq nañu. doon li nga sóob bi daal yaa ko war a naan. waaw jërëjëf Oustaz Saïd Ndeye Wade déglu nga micro trottoir bi déglu nga Oustaz Saïd aussi. déglu naa Oustaz li mu wax. xam nga fi muy jëlee rek mooy waajur bu sàkk doomam gëm yàlla nekkul ci yow imaam nekkul ci yow parce que li nga jur takk ndayam ci farata yàlla ak sunna Muhammad nga ni bu doomam daagoo mu mel ne xelu yaayam ci yow la ne kooku mook bàyyi ma ñoo yem. tas ci diggante doy la woo ci yooyu itam nan ko bàyyi. loolu mook bàyyi ma ñoo yem parce que ki gëm yàlla yu bari du ko def. mais bu sa ngëm yàlla desee da ngay mel ni bàyyi ma mii di dox kon yow jaratul ngay nekk nit. ndax li nga jur ak li nga bokk ak ndey ak baay mën a tëdd ak moom wala nga nekk ak moom di seq ak moom naka sudul noonu kooku du nit. te dañoo nekk di jamono joo xamante ni nit ñi dañuy dox rek mais ànduñoo ak seen sago ànduñoo ak seen xel parce que ku ànd ak xelam ànd ak boppam ànd ak léppam am na yoo xamante ni sax doo ko def sa xaritu doom sax war nga koo mën a seexlu waxuma la ak doom ji nga xamante ni yow yaa ko jur. ki ñuy dénkit moom mi nit wóolu la ba dénk la yow nga toogit ànd ak sa xel ni kii ma dénk dëddu na ëllëg dama koy fekki te ëllëg dama koy rendre compte te li ma koy waxit na nekk loo xamante ni ëllëg su ma ko gisee du ma rus na ci bàyyi xel xam ni doomu jàmbur dañ ko dénk pour mu yaral ko ñu dénk ko pour mu def ci moom diine dénk ko ba mu mat a am jëkkër mu maye ko mu sëyi loolu lañ ko sant mais sant ñu ko leneen ba tax mu changé sant changé tur rawale dëkk ak dëkk c'est pas normal man ànduma ci loolu. ñaareel ba mooy jigéen xelam dafa gàtt. te am na góor ñoo xamante ni seexluwuñu kenn. am na ñoo xam ne seen xel dafa gàtt. dafa gàtt. jigéen ñi léegi ñoo yor lépp de ñooy dirigeant. ñooy diriger ñooy def le mais góor ñi seen xel dafa gàtt. xel mu gàtt mënut a paase. gis nga bànneex boo xamante ni matul 1 minute wala 2 minutes. nga am ci bàkkaar boo xamante ne xamoo foo koy nettalee. lu ko fi jar. saytaane. dara jaru ko fi. li ci biir kër yi nag. am na ci xale yoo xamante ni mënuñoo wax te li ñuy dund. mënuñoo teg fenn du ko wax parce que am ñu fuñ ko jooyee. boo waxee lii ma rey la. soo waxee lii ma nangam ak nangam te xel moom sa xel moom yeggul foofu danga naan pat ak moom. dëkk bi toj na. dëkk bi metti na. li fi nekk kenn mënu koo wax. ñi ñuy may chance mooy ñun ñi nga xam ne yàlla dinañu may sax ñu toog ci télé yi. di génne liy naqari doomu aadama yi di ko wax ñu gis ci seen bopp. mais am na ku toog ci këram boo laalee benn góom day mel ni yow moom ngay fajal. ngay wax. jamono metti na. te nit ñi nañ gëm yàlla xam ne àddina jeex na. ku xool dee gi ni mu baree weñ yi ni muy waddee noonu la nit ñi di deewee nga xam ne jeex na. ñu ngi ci catam jamono. mais lu tax ndénkaan du am seede. waaw boobu tamit am na. parce que kii li tax ndénkaane du am seede mooy est-ce que li ñuy dénk loolu lu jub la liy am seede day fekk. bu dee lu ñuy dëxëñ rek lu ñuy dëxëñ loolu lu jub suturaal daal. mais dafa am loo xamante ni tey su ma ko amee seede weeru naa. ana yow ana man lay doon. mais nag ana yow ana man googu waxante ngeen loo xamante ni téere la. moo waral lii tey xale bi di dund lii. tey su fekkoon tey li ko dal tey ak nu mu métti. ak fu mu mën a togg yow waxal li nga xam ne moom moo nekk tey ëllëg tey femme bi ko rawale yóbbu ko Mauritanie amaan na keneen koy taxaw ne bu ko yóbbu parce que biñ la koy dénk man dama toogoon wala biñ la koy dénk man am naa lu ma ci for kon du demee nii. jërëjëf Aquaterra mooy ndox bi nga xam ne moo ñuy accompagner moom lañ waroon a ubbee sax waaye xam ngeen ko ndox la bu am solo foofii ci séeréer Ndiamangok woote Aquaterra ndox la bu am solo. bu ngeen ko mosee da ngeen xam lii ñu leen di wax du ay nax du ay lépp Aquaterra ñu noonu dañu wax léegi waxu lu am seede xam nga histoire itam ñun dañ ci am référence. Ngoone Latyr Fall mi jur Lat Joor bi mu yëgee wéradi ci yaramam wax ko borom këram daf ne ko damay dem
ci Debba Sukko bi nga xam ne maa ngi moom bokk ndey ak baay ma dénk ko Lat Joor. Lat Joor toll ci 10 ans bëgg naa ku mottali yaram ak jomam ak ngoram ak fitam ba bu ëllëgee mu mën a jariñ réewam. mu ne ko demal mu dikk yëglu bëkk néeg bi ñëw ne ko Debba Sukko Ngoone Latyr lay seet mu ne ko na egsi mu ñëw Debba Sukko ne ko yow looy yëglu fii sa kër la mu ne ko mais dama laa jox cër rek mi ngi soonu takk nguukaam yor gënnu banam takk ay kaajam ak jàggam ñuy bës ay tànkam mu ne ko ana lu doon say tànk mu ne ko Lat Joor gone la ma bëgg a mottali dundam yaram jomam ngoram man nag wéri dinaa wóolootuma sama bopp ci li des sama àdduna xaw ma kañ lay doon ma bëggoon la koo dénk mu ne ko mu ne ko waaw mu ne ko baax na kañ nga koy indi mu ne ko altine mu ne ko mayit dama lay wax li may def te loolu laa lay ñaan mu ne ko mu ne ko damaa bëgg nga may ma bu boobaa ma woo tund wii képp ku fii lingeer di sama nawle mu fekke jataay bi ndax àdduna wóorul ndénkaan day am seede mu ne ko bañuma loolu Ngoone Latyr dem altine jot mu ñëw fekk lingeer yi fees del waykat yi way xalamkat yi xalam kër gi xumb mu ne may leen ma ñëpp ne tekk mu ne Ngoone Latyr waxaatal li nga waxoon mu ne ko damaa wéra di te xaw ma kañ la sama bakkan di yam Lat Joor mii ma jur ko ci fa ma ko war a jure bëgg mu am jom di jàmbaar am ngor jariñ réewam ma bëgg la koo dénk ndax doy nga ma ci mu ne mbokk yi lu ci seen xalaat ku ne wax sa wax bu rafet ndax loolu moo jaadu Ngoone Latyr tàggoo ñibbi Debba Sukko di ko yar waaye tegulu ci ñaari fan ñetti fan ñeenti fan rek am ay bal yuy tàkk ci pénc mi rek Lat Joor ne bërët jóg Debba Sukko ne ko foo jëm toogal daal ne bëkk néeg bi demal xoolal ma lu yëngu noonu mu dem dikk ne ko doomu buur yi dañoo yor ay fetal rek di ci fo mu ne ko baax na ñëpp dem mu ne Lat Joor sa jëf ji nga def léegi kontaan naa ci lool dégg ay bal rek ne bërët loolu ne neex na ma waaye nag sa jóg jotagul bis bu jógee rek bis bu jotee rek di nga jóg toogal ba sa jóg jot gis nga formation bi ñu ko defal bi muy moom Kajoor amul sax 18 ans donc booy dénkaane day am seede te it buñ la dénkee boo wootee seede yow ñëgal nga sa bopp yow ba dootoo ci mën a làqatu def loo xamul parce que da nga naan réew mépp ngi may déglu te xam nañ ne lii kat maa ko waxoon ku la gis mbaa koo gis da nga ne ko sama gone ga ana gone ga sallallahu alayhi wa sallam benn xale yor na benn picc mu raay picc mi ne ko yaa moom picc mi noo koy toppatoo danaa ko jox lekk danaa ko jox naan mu ne ko d'accord mais fu ko Muhammad gisati danaa ko ana picc ma xale bi dafay affolé bëgg picc mi dund ñoŋ parce que simplement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seede na ko ne ko ana picc mi ndeysaan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seede na ko ana picc mi yonent bi muy waaj a gàddaay ñi nga xam ne ñoo ko gën a bañ nekk ay milliardaire màkk moom la ñu wóolu woon dénk ko seeni ay milliards yonent bi muy dem dafa woo Alioune fekkeewul bi ñu koy dénk waaye yonent bi xam ne ne Laata ak Uzza fekkeewuñu woon waaye Allah fekkee woon ne bi ñu koy dénk waaye dafa woo ki nga xam ne mooy Alioune daal di ko ne diw moom lii diw moom lii diw moom lii ñu ngi wax ne ñun suñu waxtu yi nga xam ne ñoo ko moom daanaka këmbal na ñu ngi nuyu alias Zé Maria Cheikhou Sarr l'estar l'incomparable li muy table ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax di nuyu waa groupe démb yëpp di kontaan bokk suñu xarit bi nga xam ne am na plateau bu ñu bokkoon mi ngi ma ko fàttali sànq Tawfekh ak Taysir Ndeye jërëjëf Ndeye looy tàggoo waaw maa ngi di la remercier di kontaan macha allah ci invitation bi di nuyu sama borom kër